asalaamaaleykum sama waa tim sama Adja Traiteur maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier à chaque fois ci seen présence ci sama chaîne di souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés la famille s'agrandit di leen souhaiter un bon mois de Ramadan tey nag crevette pané laa leen indil en général crevette sauté la ñuy def mais tey pané laa defar pour réaliser ko ingrédients yaa ngi nii suñu ay crevettes yu dijji la suñu ay bâton brochette moo nekk nii. daggate nañ suñu soble pour defar sauce soble suñu seex yi xàmmee ngeen ko sel poivre cornflakes ñu écrasé ko gis ngeen dañ ko xaw a haché ba mu mokk tuuti farine pour panure bi la nen benn def nañ ci ndox parce que nen bi warul dang lii poudre d'ail la coriandre citron ku ne ci crevette wax citron lii sauce verte la recette bi mi ngi ci biir vidéo yi am na vidéo spécialement sauce verte ak roof bu ñu dëbboon dugal ko suñu frigo suñu ay crudités yu koy accompagner mi ngi nii concombre carotte salade poivron sauce huître aussi def nañ ko ci suñu assaisonnement wu crevette donc ingrédients yi ñu utiliser mi ngi nii mu nekk benn recette bu neex wallahi azim il faut essayer loolu moom man maa leen ko promettre donc laa ñëw jël suñu sauce verte ak suñu rof biñ dëbboon denc ko suñu frigo bu nekk kudd bu mag épice bi épice assaisonnement poisson la ñu daal ciy def moom tamit lu yem recette bi nag su ngeen gisee defuma dosage parce que dafa nekk recette boo xamante ni dosage yëpp ça se fait au choix poudre d'ail ñëw dugg donc mënuma wax ne nii crevette bi nangam moo koy mariner parce que selon nit yi seen goût ak nit yi lu ñu toll ci kër gi moo tax j'ai laissé ça comme ça ku nekk xool quantité bi muy defar mu mariner ba mu saf donc sànq def nañ coriandre laa dañu ñëw def poobar ci assaisonnement bi lay bokk ak sel donc je disais que bii defuma dosage parce que nekk na recette boo xamante ne ku nekk da koy réaliser selon quantité épice bi mu ci bëgg très salé très pimenté et tout ça donc moo tax defuma dosage sauce huître mooy ñëw dugg noonu ci marinade bi mu neex ci trop aussi defuñu soja tey sauce huître lañ def poudre d'ail coriandre mooy yi ñu doon def sànq laa nag ñëw mariner yëngal suñu ay ingrédients wu marinade mélanger ko ba mu jaxasoo vraiment crevette pané moom surtout xale yu góor yi bëgg ay togg yu gaaw il faut le faire les amateurs de crevettes je vous dis lii moo dàq fuuf crevette sauté te li ma leen wax di ngeen ci xam dara il faut essayer la recette citron def nañ ci benn dagg bi rek lañ def parce que aussi bëgguma koo def lingom ba mu wexat donc xaaju citron bi laa def daal di yëngal yépp ba mu maase parce que wax crevette moom xam ne moom ak jën moom citron moo yor seen marinade donc ñu maasale ko ba yépp maase ñu daal di ñëw mariner nag suñu ay crevettes waa tey moom sama recette maa ngi ko yàkkal sama benn belle-sœur sama grande sœur sama doom bàjjen dama ko sonal Fatou Thiam madame Koundoul tey moom laa yàkkal suma crevette di ko wax ni ko kontaan naa gis naa affaire yi moom xam na man xam naa te dafa bëgg crevette donc moom laa yàkkal tey sama ay crevette pané moom ak borom këram Moussa xam nañ daal ñoom xam nañ man xam naa sama ay gaañ lañ couple bu ma bëggal suma bopp lañ donc tey leen laa yàkkal sama ay crevette pané waa ma sonal ko trop nag donc laa ñu yëngal suñu ay crevette ak marinade bi assaisonné ko ba mu neex gis ngeen moom lañ nekk di def nii crevette dafa gaaw a ñor moo tax soo koy mariner danga koy mariner ba mu saf donc laa jël nañ suñu bâton brochette yi crevette bi nag dañ ko jam ci longueur bi plié wu ma ko dama ko jam ci longueur bi c'est juste pour su may def panure bi crevette yépp takk ku mu neex aussi mën nga ko plier donc c'est au choix mais dama jël bâton yu gàtt man je préfère ou bien j'adore même bant brochette yu gàtt yi dafa ma neex parce que day tax booy dresser sa assiette bant yi du déborder fii et tout ça donc à chaque fois bu ngeen seetloo man bant brochette yu gàtt yi laay gën a utiliser peut-être nag soo amee ay gan nit yi bëri laa mën nga utiliser bu mag mais su fekkee c'est une petite maison comme la mienne mën nañ utiliser tout le temps ay bant brochette yu gàtt donc gis ngeen dama tàllal crevette yi ci guddaay bi laa ko jamee gis ngeen ni marine bi saf na couleur yi génn na xet bi moom duma leen ko expliquer bàyyi leen ba togg ko donc laa ñu jàll ci suñu panure waa Thiams yaa ngi seen est-ce que yaa ngi may seen donc ñu njëkk a def ci farine bi
pourquoi su may def panure man ci farine laa njëkkee parce que boo jëlee li ngay pané def ko ci nen bi ingrédients dafay wàcc alors que boo ko jiitalee ci farine bi dafay téye ingrédients yi donc gis ngeen def naa ko ci nen bi la chapelure cornflakes bi laay mujjee nen bi nag dama ci def ndox parce que bëgguma mu dang bu dangee dafay tax suñu ay crevettes dafay am benn texture bu diis donc dama ci def tout le temps ndox su may def sama ay su may pané suma ay poulet wala crevette wala poisson donc je disais que am na ñoo xamante ni nag suñuy def ñoom nen bi lay njëkk a plongé doog a def farine man je fais le contraire juste pour garder ingrédients yi ci aliment bi xam nga instant bi marinade bi dara échappé wut lépp mi ngi resté ci crevettes yi collé wu ci donc nga def sa farine mu gën ko collé donc nen bi day tooyal juste farine bi permettre aussi cornflakes yi collé wu ci carrément ba nga xamante ni du dañ fu mu toll ni mën nga teg panure bi ay 2 heures de temps après nga saaf ko du tax boo ñëwee dara du dañ de ça reste intact loolu moo koy waral donc ñu continuer suñu ay panure farine toujours tooyal taqal yépp plutôt ba mu taq ba pare su brochette yi gàttee day tax boo koy saaf doo sonn bant bi tamit du lakk xam naa ñu bari dinañ ne bu koy saaf dina lakk bant bi du def dara donc gis ngeen def nañ ko ba suñu ay brochette suñu ay crevettes yëpp jeex vous avez vu comment c'est joli c'est bien fait dara débordé wut te suñu crevette yëpp taq na donc plat bi moom des fois nga togg ba xam ne dangaa togg moo ma dal tey nag sama crevette pané ñu togg suñu sauce soble mariné nañ ko comme d'habitude ñu mariné suñu sauce soble suñu sauce ndax ail poivre sel bouillon ou sans bouillon c'est au choix sauce soja daal di togg suñu ay sauce soble laa teg nañ suñu diwlin ba mu tàng dañuy ñëw saaf suñu ay crevettes ça se fait vite fait crevette dafa gaaw a ñor même pas 2 minutes nga saaf sa crevette à côté ñi ngi teg aussi suñu beneen poêle pour saaf suñu ay frites gis ngeen crevette dafa gaaw a ñor donc là da ngay teg rek xaar tuuti mu doore nga tourner waat ça prend pas lu crevette yi bëri cuisson mën na jëlal lu ëpp 15 minutes parce que lii ça fait pas 2 minutes ci gaz bi da ngay defar xaar mu doore nga daal di tourner te day ñor ba ci biir parce que crevette chaleur moo koy ñoral te farine yomb na ñor nen gaaw na ñor cornflakes yi ñor nañ ba pare donc tout le temps ñam habitude def suñuy gaz feu doux bañ koy yokk muy sens suñu kër di xeeñ di saxaar suñu ay togg di xëm donc je pense que tim sama Adja traiteur moom xam nañ ma loolu léegi ci man tuuti diwlin feu doux laay toggee donc là suñu ay crevettes ñor na dañ koy seppi après def ko ci papier absorbant mu naan tuuti diwlin bi bien que du jël diwlin du naan sax diwlin mais il faut avoir toujours l'habitude bu ñu seppee ñu koy def ci ay papier absorbant wala ci benn indee wala loo xamante ni day tax diwlin bi siit donc là pare nañ suñu ay friture gis ngeen c'est bien fait doore bi nag moom extraordinaire non tey dama togg ba xam ne damaa togg caama yow laa yakkal dégg nga waaw bii nag Moussa laa koy envoyé jàpp naa sama mayonnaise def sama ketchup gis ngeen frite bi mu ngi signalé ni xamp donc ma leen di wax ne bu leen fàtte abonné wu bu ngeen seetaanee vidéo pare il faut taper sur s'abonner activer cloche bi comme ça vidéo bu ma dugal ngeen jot notification bi sama Adja traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen wax merci beaucoup gis naa encouragement yi ak conseils yi la famille s'agrandit jaa ngeen jëf